ne peut pas voter nga demaat ñun la sa carte keneen jël na ko wala nekkatu fi yooyu dafay nekk ay jiixi jaaxa yuy tey xel. absolument day xar yi xam nga li Mansour Chité léegi laay confirmé. am na loo xam ne ñoo ko nangu parce que dañu demoon ci dialogue bi. bi ñu demee ci dialogue bi ñu waxtaanee mbirum fichier bi ba ne nañ ko audité waat nañ ko seetuwaat ba démb maa ngi dégg opposition bi di wax ne ñoom jotaguñu ba tey jii fichier électoral bi. donc man jàpp naa ne même bu ñu ko jotul aussi tamit warul poser problème parce que joxe woon nañu ay digle ba ñu saytu fichier bi ba ñu d'accord que ni amul problème donte nag aussi ñoom li ñuy laaj seen droit la mais tey nañu reconnaître que ni ñoom d'accord nañu dem nañu dialogue am na lu ñu fa tënk ci fichier kon jàpp naa ne loolu aussi warul nekk prétexte pour indi problème transfert d'électeur nag ñi ngi koy wax itam am na yenn zone ñuy wax Tivaouane que ni foofu noonu ñi ngi fay waaj def fa ay mbirum transfert électeur am na ay carte d'identité aussi ca Daara Jolof wax nañu ni jeunes yi ba ñu bindoo pour demaat jëli seen carte électeur itam fekk ñu ko fa donc mu nekk ay problèmes yu bari yoo xam ne man jàpp naa ni mënoon na ñàkk parce que ci carte électeur yooyu noonu découpage bi ñëw na mais tey fépp fu ñu réédité carte war nañu mën a jël carte boobu ca saas ya créer ay conditions pour rassurer xelu électeur bi ci ancienne carte bi ni ko kat dañ ko incinérer tout de suite loolu jàpp naa ni stratégie boo xamante ne nii bu ñu ko defoon dina gën a dalal xel ci suspicion ak doute yi nga xam ne askan wi dañu koy am ngir yaakaar ni carte électeur yu yàgg yi dañu koy jël def ko leneen fi mu nekk nii Ndeye Khady boo seetloo keroog ñu ngi koy wax 1200 jeunes primo votants la ñu prévoir ni dañuy bindu mais 410 000 la ñu am te 410 000 yooyu sax est-ce que leer na ni ñoom ñëpp dañu jëlaat seen carte donc c'est un problème mais li ci war a doon rek tey mooy comme que toll nañu fii nañu dem élection ci jàmm ak salaam te li nga xamante ne nii mooy mënta ñàkk muy surveillance élection yi wax nañu ni déployé nañu ay contrôleurs ak ay superviseurs ñoom les acteurs politiques surtout nag opposition bi foofu ñoom la ñuy interpeller parce que à chaque fois aussi ñoom ñooy yuuxu ni sàccee nañu vigilant te fépp foo xamante ne nii rek seen i nit war nañ faa nekk itam nañ fa nekk su ko defee ñu gën a surveiller parce que boo dégloo Khalifa Sall li mu wax ñoom nee nañu duñu nangu koo xamante ne nii dëkkul foofu ñu xàmmee la fa nga voté fa te loolu it Ndeye Khady dina indi ay complications dina indi coow parce que ci ay coow la na la jëm parce que buñ la nee doo fi gisuñu xàmmeewuñ la fi doo fi bindu te nga nekk ci fichier bi loolu tamit dafay jur problème donc ay enquête ci yenn ci ay kër yu luwe ay woto yu mag ay car yi ci pratiquement parking boo dem jeex na ay politiciens luwe nañu leen yóbbu leen seen ay localités convoyé non convent yi dem voté ji parce que dañu nekkoon Dakar bokkul ak yóbbu ay bus pour destination ban ak pour transporter kan moom laa ma ne convoi yi moo tax nag il faut ñu vigilant parce que opposition teel nañu dànkaafu ni transfert d'électeur du am nañu ci doon sàcc dànkaafu nañu leen kon bu ci coow amee ñi luwee ay car pour transporter ay électeurs yóbbu leen fu ñu dëkkul ñoo indi fitna ji ñu wax ci kii di Victor Sadio Diouf moom nag candidat la ca poste bu maire bu commune bu Wakam dafa daal di teg lu toll ci téeméeri million ci suñuy koppar jagleel ko jigéen yëlam ca bëgg nag moom moo di ne rek ñu daal di nag tàggatu ci lu jëm ci wàllu soppandi lii di ay fruits ak i légumes niki noonu mën a am fu ñu jàppandiku bu ñu ngir daal di mën a suqaliku dañ ci ànd ak Simon Faye ci mairie bu Wakam gu ragalul taxaw ci kanamu jigéenu gox bi Victor Sadio Diouf bu parti socialiste ñëw dëggal si yéeneem ci jàppale jigéenu commune bi ñu gën a yokk seeni ay activité gën a dooleel seen bopp. fépp fu ñu jaar ñu ne leen organisez-vous soo leen organiser dinañ leen créer benn GIE bu ñu leen créer les GIE dinañ leen créer ay projet bu ñu leen créer ay projet dinañ leen dem wutali financement boobu tey moo yegg si. laata jigéen ñi ndawi gox bi tam am nañu ci financement yi rawatina ay bourse d'études. jàpp nañu ne njàng moo yor réew ñu ne xale yi bu ñu amee formation bu baax suba dinañ mën a tekki dimbale seen bopp dimbale seen waajur dimbale kër yi dimbale réew mi. Victor Sadio Diouf ne bu ko yàlla mayee ndam dina liggéey lu am solo ci wàllu wérgum yaram ci wàllu njàng meek njàngale mi ci wàllu tàggat yaram ba ci sax tali ya nekk ca gox ba loolu du gis-gis bu bees ci Wakam commune bu soxla taxawaay ak yorin bu bees waaye itam xaymaal askan wi liggéey ba bu mandat jeexee. fii Wakam suñu yàlla mayee ndam li ñuy njëkk a def dinañ def état des lieux mooy commune bi luñ fi fekk xamal nit ñi ne à Wakam bu ñuy ñëw lii ak lii lañ fi fekk pare nañu aussi jour bu ñu fiy jógee. ñu woon nit ñi ne lii lañ fi fekkoon lii lañ fi bàyyi parce que suñu vision nekkul nekk maire def enrichissement illicite. GIE ànd booloo liggéey jigéen jot na mi jot financement wu téeméeri million mi ngi yëngatu ci transformation fruits et légumes ak céréales xaalis bi ñu doon liggéey jaarale ko ci lekket yi ñu doon amal ci biir quartier ñu tuddee ko Calabas dina gën a ñoŋ dooleel tam jigéen ñooñee ci lépp luy mën a tax ba ñu mën a demal seen bopp.
jaajëf Simon Faye ñu wax ci Free Money mi nga xam te ne nag daal dina indi ay jéego yu bees ñeel lekk wàllu leb jaare ko ci Cofina ndaxte kat daal dinañu am ab service bu ñu dippee nano crédit mu nekk ab crédit boo xam ne mën na dem maanaam leb gu mën a dem ba ci 300 000 francs te doo bouger fa nga toog mu nekk itam ab innovation boo xamante ni directeur bu Free Money Sénégal daal dina ko rek rafetlu te ci waaskan wi dañ ci ànd ak Fatmata Diop. jot ci wàllub crédit jaarale ko ci digital loolee nekk na ab réalité ak Free Money ginnaaw service bu yees bi di lebalement client yi mën nañoo rek leb xaalis lu tolloog ci 300 000 francs te duñu rek déplacé wu. loolu ñun ñooy opérateur bu ko njëkk a def fii ci Sénégal après bañ defee Mastercard ñu ñëw ak suñu partenaire Cofina fii ci Sénégal lancé lebalement pour permettre à Sénégalais yëpp fu ñu munti nekk fii biir Sénégal. ñu mën a accéder ci crédit boobu loolu innovation de taille la. mu nekk innovation de taille bu ñu sukkandiku ci directeur général bu Cofina bu jàpp ne lu nu mel day tax ñu participer ci développement wu réew mi. Sénégal yëpp xam nañ ne problème yi bëri na tolof yi bëri na mais pour avoir accès au crédit dafa compliqué dafa metti da ngay wër ba bëgg a dee da ngay dem agence ñëw ngay dem ak a ñëw ça prend du temps te parfois soxla yi dañuy taxaw. et donc solution bi ñu indi solution boo xam ne solution bu bees la solution bu révolutionnaire vraiment dama bëgg ñu xam ne solution bu bees la boo xam ne mën na permettre véritablement de révolutionner vraiment le Sénégal et participer au développement du Sénégal. lebal ma nag lu tax mu antu liggéeyu ñetti at la ci diggante Free ak Cofina tey jii nag ñaari partenaires yi engagé wu nañ ci participer ci émergence su réew mi jaarale ko ci digital bile. ñu wax ci jëye jaam niki tey ji ci suba foofu fee ca fi nga xam ne moo di ca Louga ak lii di trésor public ba dafa daal di nag tàkk ba tax na rek ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di sapeur pompier yi mujjee nañu ko fay waaye nag daal di nañu rek gis ni lu bëri ci ay mbir daal dina fa yàqoo dañ ci ànd ak Galay Sila. juma ji laata 1h di jot lakk gu métti moo am ci bërëb bi ñuy wax trésor public nekk ci avenue de la Gare ci diwaanu Louga lakk gi nag alawtiku ci nu mu gën a yaatoo service bi ñuy denc archives yi mu nekk nag taax mu màggat lakk gi fekk bunt yi tëju ba tax ne sax sapeur pompier yi dañoo mujj teggi tiwil yi ngir mën a yegg ci biir lakk gi nag taxoon daanaka ci bëccëg bi yëpp ñu tëjoon avenue bi nga xam ne amul woon dem amul dëkk kenn gaañoo ci nag waaye tijji nañ ci l'enquête ngir xam lan moo waral mbir yi. mu nga kon jërëjëf Galay Sylla Alaaji gis nga ko tey lu toll ni trésor public di tàkk te xamuñu fan la mbir ya jóge muy lu yéeme. bu njëkk sàq amoon na mais léegi sàq amatul yaa xadi ci magasin yi la ñuy denc dund bâtiment colonial yi nii dëgg-dëgg suñu nguur gi waroon nañoo tabax c'est-à-dire leader yi nekk Louga ministre bi yow lu jëm ci wàllu industrie ak nangam ak nangam ak nangam yeneen ministres yi nekk Louga xanaa lu bon sax war nañoo xalaat. ci gouvernement bi la ñu bokk ñu tabax fa trésor bu méngoo ak ni jamonoy doxee mais bâtiment yu màgget yi nga xam ne boobu ñun ñëpp kenn juddoogul tàkk sapeur pompier yi koy jéem a fay xamuñu fu ñuy jaar xam nga lu tax du fay gi yeex parce que xamuñu fu ñuy jaar tax yeleen mag lakk gi dafa yomb yooyu yëpp day wane càggante goo xam ne dafay am ci yenn ci suñu ay kilifa ci ni ñuy seetaan yi nga xam moo gën a nekk farata parce que yii soxalu leen de yii nii soxalu leen xam nga mairie bi yoo xam ne da ngay liggéey ak trésor public war nga xool sax seen situation ñoom waxtaan ci ak ñoom surtout nga nekk ministre nga yéegal ko ci kaw ñu jéem ci indi solution mais dina leen servir leçon te tey boo doon génne xeetu taax yi màgget yi mel nii yu administration bi gouvernement bi moom ko ñu war ko soppi kenn xamul nu mu toll sans compter nag location yi sans compter leneen ak leneen sans compter building bu bees bi tàkk ak yeneen travaux yi fa nekkaat jamono yi temb te leeru ci askan wi boo koy xool da nga naan ñun dëgg est-ce que Sénégal bii ñi ñu jiite est-ce que yëg nañu ni Sénégal la ñu nekk souvent da ngay poser ay questions est-ce que Sénégal la ñu nekk trésor public Louga nekk ci taax moo xam ne moom ak waa Louga yëpp loolu problème la xanaa après lakk gi nañ ci indi solution bàyyil waa Louga ngay waxal Ndeye Dime mu mel ni kon doon na mbir moo xamante ni jéye bu xel mënul nangu la waaw surtout trésor public parce que foo dégg loolu rek koppar dañ ko fay denc Ndeye Khady te espérons que ne xaalis lakku fa yàqu fa parce que su fekkente ni bâtiment public nga xamante ni am na ci yoo xam ne nag patrimoine historique classé la que ni duñu ko laal pour plusieurs raisons mais war nañ ko mën a réfectionner defar ko ba nga xam ne ni wax dëgg yàlla yenn jéye yu mel ni su ñëwee du ko laal parce que Louga boobu c'est la deuxième fois je crois ñu jàllale ci journal lu jëm ci wàllum incendie loolu dafay reposer waat rek encore le problème yi nga xam ne ni yenn régions yi am nañu ko te nag am na ay leader politique yu bëri yu fa nekk am nañu ay député te wax dëgg yàlla am na xaalis boo xamante ne nii ñi ngi koy yàq fu nekk
tey dama jàpp ni war nañu mën a lister besoins yi nga xam ne yenn localités yi dañ ko am ñu def ko ay priorité parce que man jàpp naa ne loolu rek mooy tax tey ñu nekk ci yoonu développement mais ni ma gisee ñu concevoir développement mooy campagne électorale ñu génne xaalis bu dul jeex tuur ko askan wi bu campagne bi jeexee élection yi jeex askan wi delluwaat ci jafe-jafe yi au moment où am na ay institutions yoo xamante ne ni sénégalais yëpp a d'accord tey ni c'est des institutions budgétivores sénégalais tey am na leneen lu ñu soxla ci institutions yooyu mën nañ fi lim yu dul jeex muy HCCT muy conseil conseil économique social et environnemental conseil des dialogues des territoires commission dialogue des territoires ak yeneen commission yoo xamante ne tey jii ni am na tey jii boo doon xool la majorité des sénégalais d'accord nañu ni loolu wax dëgg yàlla am na feneen fu ñu mën a dugal ci koppar yi donc encore une fois xaalis yooyu ñu jël di ko tabaxee ay institutions di yokk clientèle politique man gis naa ne fii mooy urgence gën a ñoŋal nekkinu région yi. jaajëf Fandé enquête bi am fu mu tees parce que yaa xam nga trésor bu xaalis liquide lañu fay denc ay kayit dafay denc te dañu ni fa archive ya nekk moo lakk moo tax dafa laaj enquête bu leer nag bu ñu noppee ñu wax Sénégalais yi lii moo sabab lakk ak yéen kayit a lakk ay kayit yu yóbbu ci xaalis moom koppar la jërëjëf